biñ koy teg loxo jotoon na ko déposé moom nag ni ki démb jot nañ ko yóbbu fa nga xamante ni moo di maanaam division spéciale de cybersécurité ngir mu daal rek jàkkaarloo ak nga xamante ni moo di laajkat bi wala sax nga xamante ni moo di enquête kat bi jot na ko déglu nag ci lu yàgg-yàgg moom daal mu dala jàpp ne liñ ko def tooñ gu mat sëkk la te loolee jot na tamit ñu indi ci li nga xam ne moo di ab leeral ci plainte boobu la nga xam ne jot na ko déposé ginnaaw nag bi ñu ko dalee déglu ni ki démb moom julee ko ci fa nga xam ne moo di rëbës yóbbu ko foofule donc ni ki daal ay fan yi néew dinañ daal di woo ki nga xam ne moo di Dame Dieng moom tam ngir fas yéene koo teewlu ak ki nga xam ne moo nekk maanaam ki nga xam ne moo di Thierno Diallo ci li nga xam ne moo di boobu la l'enquête waaye daal ab confrontation juddugul seen diggante Aïcha li ñu war a waxtaanee nag mooy ponk bi nga xam ne la ñuy daal di tëjee muy lu jëm ci wàllu librairie yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Ndakaaru wala ci biir Sénégal yëpp dafa am benn coow bu mag boo xam ne am na ci mu di kenn koo xam ne benn exemple la ginnaaw reportage bu yaatu bi nga xam ne l'observateur yéenekaay jot na ko cee def déglu nag ñu bare ñi nga xam ne jot nañoo nekk maanaam victime donc livreur bi dafa nekk ak waa ji ci diwaanu Touba di ko livrer waa ji di ko fay chaque fin de mois 100 000 mooy ñaar fukki junni da koy fay chaque fin de mois donc nag ci loolu benn jour mu jox ko lu toll ci fukki million ak benn mu war ko yóbbu banque waa ji dawaale ak li nga xam ne moo di 11 millions yi bi mu dawee ak 11 millions yi pour bëggoon a dem moom tukki tugal fukki million ak benn bi mu demee ba côté fa nga xamante ni moo di ca daanaka Mali foofee lañ ko dalee di teg loxo mais laataa ñu koy teg loxo fekk na moom jot naa waraax lu toll ci ñaari millions donc juróom-ñeenti millions ak lu teg dal moom lañ jot a gis ci li nga xam ne moo di yooyu la koppar am nag ay ponk yu bari yoo xam ne jot naa wàcc am na ñoo xam ne jot nañoo wax ci li nga xam ne moo di bi leen reportage ne ay cak-cak day ñëw sax di leen livré dem sax ba viol di judd seen biir am ñoo xam ne léegi-léegi dañuy ñëw ñu jox leen li nga xam ne moo di ab faux kun mu mel ne tey métier cak-cak ak li ko ñit jël di ko sutur la donc ay malfrats commencé nañ ci infiltrer di ci indi ay jafe-jafe. bon kon ñu commencé bu après ñu yegg ñu tëjee bu kilifa parce que daanaka ñaari dañ ko mën a buuxandoo. waaw ñaari laa bëgg a buux ndax waxtu bi laay sóoraale. waxtu bi defu la dara. donc ñaari laa bëgg a boole rek. buux leen ko donc kon ñu commencé bu bii di kilifa ak ki nga xamante ni mooy Dame Dieng. ñoom ñu doon yuuxu justice ak tamit ñu àddu ci plainte boobule. donc dafa mel ni waa cybersécurité dégg nañu leen ndax jot nañ koo déglu moom ni ki démb. bon man moom dès le début nee woon naa am na si droit même bu nekkee tey que def na gis nañ vidéo am ou pas mais ils n'ont pas le droit de divulguer lii di ay vidéo am parce que tey même bu nekkee waaw génn na wala tey setal nañ ko wala leneen am na vidéo yi fii lay desandi ba àdduna jeex donc nekk na loo xamante ni ñaawlu nañ ko te au moins plainte bi dina permettre ñi nga xamante ni bu nekkee amoon nañ fitu di vidéo nit à leur insu di koy génnee donc dinañ ci am benn tiitaange boo xamante ni nekk na loo xamante ne du lu defu parce que man ak Babacar ñu toog di wax Babacar jël filmé ma yóbbu ma léegi dafay dem ba donc keroog ni ko ndaw si waxee dootoo wóolootu sax koy waxal wala nga toog di wax ak aji tout ce que tu fais c'est regarder son téléphone donc ana confiance manque de confiance totale mooy ñëw dugg ci nit yi ak li di ñaaw njort man de personnellement léegi kuy wax ak man da ngay tiit di nga ne xaaral moom mooy enregistré au téléphone wala sama vocal dina dem wala su ma waxee mu ne ma vidéo pas mal que hier le problème de Yaa Awa Rasoul ak beneen fii bi jël ay vocal jàmbur dem sànni ko ci internet bi wala jël vidéo jàmbur sànni ko ci internet bi donc nekk na chose yoo xamante ni man mu nee naa ka nga tooñ ka nga ñàkk tooñ ku ñu ko def porte plainte parce que c'est des choses yoo xamante ni c'est yàq nit ki parce que yàq nit weesuwul jël ay vidéo yu ñaaw wala ay vocal am ñaaw dem tasandi ko pour lan pour mën maa ko fekkee wala moom moo ma def lii wala leneen ak leneen ñaawlu nañ ko trop c'est pas quelque chose boo xamante ni rafet lañ ko c'est déplorable te ñu ngi ñaan tamit dañ leen tegee loxo pour leeral li nga xamante ne mooy wàllum passeport wala visa donc lii tamit nañ si taxaw bu baax a baax ndax nekk na loo xamante kenn rafetluwu ko trop. ku xaawi sutura nit yàlla xaawi sa sutura loolu rek lañu mën a wax. de toute façon comme li nga wax problème visa bi ñu am passeport bi ñu am loolu c'est autre chose ak li nga xamante ne moo am comme li nga wax rek ñëpp dañoo am problème wax ak nit parce que ay vidéo enregistrement tout ça dafay jouer léegi ku nekk looy def yaa ngi def naan xool fooy teg sa tànk c'est une bonne chose aussi parce que dina tax nga xaw a réticente tuuti si yenn trucs yi mais ku xaawi sa sutura yàlla xaawi sa sutura nañu bàyyi sutura jàmbur yi ñu xaawi c'est bon man de en ce qui concerne ce sujet xam nga faudra même rappeler sax que ne aussi ñi nga xam te ne ñoo nekk avocat yi Kilifeu ak Simon ginnaaw bu mujj bu ñu taseek le juge Thioune deuxième cabinet dañu sàkk woon liberté provisoire mais dañ ko rejeté dañ leen ko bañal mais ak lépp lu mën di am rek ci dossier boobu man dama jàpp ne tey jii nii
Kilifeu dafa porter plainte Thier ak ki nga xam te moom moo nekk le patron de Leral TV parce que Kilifeu dafa jàpp ne moom kenn amul droit filmer ko à son insu ba pare di ko publier ci ay réseaux sociaux. wax na dëgg. et il a parfaitement raison. man du ma nangu du ma d'accord benn yoon nit ki muy filmer te joxuma ko sama autorisation mu jël vidéo boobu noonu di ko publier ci internet bi léegi nag li ñu doon xaar ci yoon mooy parce que dossier bi dossier passeport diplomatique la ñu wax xawma passeport yoo xam te nii dañ ko doon luubal passeport la sax ndax am na ñu bëri ci ñoom ñu bañ ne du passeport diplomatique c'est pour les députés léegi ñoom dossier passeport la ñu leen toppee mais dafa am contenu ak contenant léegi contenu bi vidéo moom mooy que ne dañu ci gis Kilifeu muy wax ay waxi passeport ci lu ñu jàpp wala ci lu ñu yoon njortu moo tax ñu teg ko loxo mais avant ñuy lijjanti lam doon lijjanti ci biir dossier ci biir vidéo bi nañu lijjanti vidéo boobu noonu nan la ba génn parce que vidéo bi muy génn Thier mi ñu ne moo ko filmé mu ngi woon ci biir kaso donc Thier nan la mën a nekkee kaso ba pare di utiliser téléphone ba ay vidéo yu mu filmé woon di génn loolu c'est une grande interrogation ndax nit ki say données personnelles yaa ngi dégg wala sax say matériel personnel yu nga xam ne yaa ko moom bu ñu la tegee loxo ñi la teg loxo moom muy ca kaso ba ñoom waa service pénitentiaire ñoo koy yore wala sa avocat moom mooy am droit te say matériel personnel maintenant kan moo jël téléphone Thier ba publier mbir mi ak télé bi ko publier aussi ak sous ordre kan la sous ordre kan la ak télé bi ko publier aussi télé boobu est-ce que aussi jël nañu le temps respecter normes yi nga xam te ni moom la ñu war a respecter pour publier information parce que man foog naa ne information bala nga koy publier en tant qu'un journaliste wala en tant qu'un patron de presse war nga def recoupement war nga def li ci war yépp ba xam nan la fa war a demee nga doog a publier mais pas publier dara dans le but yàq nit ki wala yàq carrière nit ki loolu c'est pas bon te ñun dama ji ñu toll nii ñu ngi indexé lu nga xam te ni bu jëmee kanam du baax ci ñun journalistes yi wala sax ci ñi nga xam te ay patron de presse lañu parce que bu fekkee dañuy jël ay patron de presse di leen di joxoñ baaraam duma ne ñii nañ leen di utiliser pour di yàq ay nit yéen ngeen koy nangu di ko defal nit ki vous êtes li nekkoon seen devoir wala li nekkoon seen objectif ci seen réew yéen a commencé di rater seen mission commencé na yaa ko ma neen parce que des fois gis benn site wala benn jour lu mu bind nga ni bon gëmaguma ko naa desandi ba Seneweb bind ma am si lu leer gisaguma ko naa bàyyi ba Seneweb teg ko ma gis lu leer donc loolu rek day yàq sa crédibilité tu vois donc c'est des choses yoo xam te ni c'est à éviter maintenant nag li nga xam ne moo nekk le fond du sujet mooy du truc mooy le fait que Kilifeu porté ñaar ñooñu noonu na yoon def liggéeyam comme ni mu defee liggéeyam ba ñu téye leen instant def enquête na yoon def liggéeyam na leen woo Thier sax déjà ñu ngi ko teg loxo mais ki nga xam te ni aussi moom moo nekk Dame Diagne le patron de Leral TV moom Dame Dieng boog na ñëw joxe ay justification wala liñ ko plainté mu andi ci ay leeral yu leer nañ parce que aussi jamono ñu toll fii ci réew mi il est temps que aussi yoon di def liggéeyam yoon bi nga xam dañ koy jiiñ kumba am na ndey ak kumba amul ndey dafa jaaxaane wala dafa tëddeewul njaaxaanaay tout ça il est temps que aussi yoon fii lañ koy xaaree buñ ko joxañe mbaanaam tu ma ne yoon dafa tëddee njaaxaanaay c'est bien mais yoon bu nga xam te ne Sénégal fii yëpp la ñuy joxañ mbaanaam yoon bi tëddeewul njaaxaanaay bu fekkee Aïdara opposant la wala Aïdara dafa sonal pouvoir bu waxee lu nga xam te ne nii neexul pouvoir automatiquement sur le champ de façon fast track ñu jël ko lem ko dugal ko ci kaso bi alors que Mademba Ndiaye nga nële nekk ay bandi yu nga xam te ni fii la ñu nekk ay bandi en costume Sénégal réew mi dafa bëri ay bandi en costume yu nga xam te ni ay bandi la ñu yor seen 4x4 yu mool climatisé chaque jour di taxawaal def lu leen neex te kenn du leen teg loxo loolu nag il est temps que mu arrêté ci réew mi parce que démocratie bu ñu koy wax yoon dafa war a tëddee njaaxaanaay démocratie bu ñu koy wax dañu war a am liberté ci biir réew mi mu nekk liberté yépp nag mais liberté aussi ça ne veut pas dire xam nga fekk Aïdara nekk ci jàmmam wala Aïdara ñu teg ay charte ci biir réew mi nga salfaañi charte yooyu nga xam te moom lañ teg ci réew mi loolu aussi bokkul ci liberté loolu ay dérive la nga xam te ni peut dañ ko gis ci biir réew mi en tout cas ñu ngi xaar yoon def liggéeyam ci li nga xam te ni quand même moom moo nekk dossier bii di Kilifeu ak Dame Dieng ak Thier bi nga xam te ni porte nañ parce que dossier la ci biir dossier dossier la ci biir dossier voilà man monsieur Sagne fi ma koy laajee rek mooy tey nga toog
yàgg sa nawle nga wóolu ko ngeen di waxtaan loo xamante ne amaana doo dem wax ko ci mbedd wala doo ko wax ki nga bokkal ndey ak baay kooku nga wóolu ko kóolu tànge boo xamante ni sañ nga koo wax sa biir sañ nga koo wax sa biti nga waxtaan ak moom jékki saay gis vidéo wala audio loo xam ne yéen ñaar yéen a ko sekkoon ak yàlla loo ci xalaat. xam nga réew ñun ñëpp loolu moom koo ci laaj xalaatam dinaan la jaaduwul te ñàkkul bu def ko jotee tem mu def ko Sénégal moo foofu la toll loolu kenn rafetlu ko xam nga ni ñaar ñoo xam ne ñoo bokk di waxtaan seeni mbir doon ay doomi ndey di demlante di dikkalante lay xew seen diggante ci yoon ci seen biir rekk la war a yem waaye li ko indi mooy Sénégal lañ xaaj ñaari yoon xaaj ko ñaari wàll xaaj goo xam ni li ci dugg daa bari bëgg-bëgg yeeg xaalis beeg pouvoir beeg yëpp ba ñu def Sénégal léegi ñi ànd ak Macky Sall ak ñi àndul ak Macky Sall Sénégal foofu la toll de amatul objectivité de analyse yi kenn ñi ci analyser le objectif lu néew la ñii dañoo far ak Macky Sall ci nguur gi loo xam ne fa la jóge lu mu bon dañuy def tout pour baaxal ak lu mën a xew ak lu leen ca mën a fekk ñii nag ànduñoo ak Macky Sall loo xam ne fa la jóge ñoom itam lu xew dañuy def lépp pour baaxal te li malheureux nag mooy su ma nee yéen mooy yéen li ëpp ci presse bi yéen ay centre bi ko nit ñi di jaare ndax ci biir loolu tamit comme ay sénégalais ngeen da nga koy gis ci biir presse bi am na loo xam ne boo ko bëggee yekk Macky Sall da ngay dem Mandione FM am loo xam ne boo ko bëggee tagg Macky Sall da ngay dem Babacar FM dëgg la noonu la demee maanaam ñu nekk dañoo am seeni kii loolu moo ci doy waar waaye wax dëgg yàlla loolu da ngay poser sa question ana ngor ana jom ana yooyu yëpp da nga koy poser question mais au-delà de ça Sénégal ni ñu ko def pàccee ko ba ku toog ak yow ne la sama xarit pourtant lii mu nekk di leen sonal nii pourtant am naa ay dossier am de mu ne waaye jox ma ko ma yooyu rek la amul leneen c'est malheureux nag jaaduwul waaye le constat bi mooy li nga xam ne moo fi nekk li ma la wax moo ci ne boo defoon micro trottoir ay journalistes yi ngeen wëral nga laajte koo laaj danaan la jaaduwul te mën naa am bu def ko jotee mu def ka ko def sax boo ko fekkee ca kaso bi danaan la loolu waru koo def te moo ko def dëgg la de Sénégal njaay boobu lañ toll fi mu toll ne dëgg bu wér péng nga wax Sénégal njaay boobu lañ toll fi mu toll ne doy na waa ana ngor ana jom ana loo xamante ni mooy sutura daal war na ñëwaat ci réew mi sutura manqué na fi torop rafle nañ ko rafle nañ ko de doy na waar yàlla baax na donc ñu dem ci nga xamante ni ñooy lépp mën naa xew livreur yi wala wala cak-cakeur yi jamono moo yàqu démb de gis naa benn